kontaan ci teew fii si waxtu wi ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal semaine u jàmm ak suñuy programme ñu dellusiwaat rek waxtaani actualité ni ñu koy defee saa su nekk du ñàkk ci kanam ñu dem fi nga xamante ne mooy ministère de la santé de l'action sociale teewlu li nga xamante ne mooy point bés bi bu ko defee rek ñu mën ci jëlee ñàngat ak suñu gan tey di Mandiaye Gaye nga xamante ne dafa bind ab téere jagleel ko li nga xamante ne mooy citoyenneté ci Sénégal moo tax nag du ñàkk ñu gën ko yaatal ndax jamono ji dina am solo ñu waxtaanee lu ni mel ndax dañuy toll ci foo xamante ne ci xeex bi dinay faral di gis loo xamante ne dañ koy waxtaanee mu di ay gestes barrières wala ay digal yoo xamante ne teg nañ ko waaye lu ci ëpp wala yenn saa yi ñu gis ni nit ñi duñ ko jëfee moo tax dina baax tey ñu daal di def taxaw seetlu jagleel ko li nga xamante ne moo di téere bile Mandiaye Gaye dalal jàmm suñu plateau. maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi ngeen ma def. di leen sant yaakaar naa waxtaan wi daañ ko mën xóotal ci kanam tuuti. incha allah dinañoo dem si kanam du ñàkk ni ma ko waxee sànq ministère waaye balaa ñu faa dem ñu njëkkee déjà ci téere bi nga xamante ne ni bind nga ko jagleel ko li nga xamante ne ni moo di gestion mën naa ko wax bu Maître Wade ak population bi da nga xamante ne nañ daan comporté woo ci jamono jooju gis nañ tamit ne préface bi ku mel ni historienne di Penda Mbow moo ko def mu di téere bu am solo boo xamante ne wax nga ci li nga xamante ne mooy taxawaayu société bi ci yenn ci yoo xamante ne ay doxalinu suñu gouvernement la solos bi lan la lu tax nga taxaw de jot na mu bind lu mel ni waaw xam nga àddina dafa mel comme kër rek c'est-à-dire que war nañu yar ñi nga xam ne ñoo ne ci kër gi ñu am doxaleen boo xam ne dafa méngoo ak njëriñu ñi ne ci kër gi ñi ne ci askan wi ak yëpp donc mbooloo pour ñu dox am na yoon bu ñu naan dañuy sàkk yoon moo di que fi la ñëpp war jaar parce que jàdd yoon moo di nga def loo xam ne méngoowul ak li nga xam ne mooy njëriñu ñi nga nekkal donc gis naa ne suñu réew doxalin bi ak nit ñi ni ñuy doxale ku ne da ngay def lu neex du ñu sàmm yoon wi or suñu njëriñ moo di ñu am doxalin boo xam ne doxalin bu méngoo ak njëriñu askan bi yëpp. suñu réew gis naa ni doxalin dañuy doxaleen lu leen neex day wane ni looloo am ba léegi wala li ngay wax da nga ko basé ci période bi nga xam ne moom nga bindee livre bi. waaw dafa am ba léegi bind bi ma koy bind xam nga 2011 laa bind livre bi dañ ko réédité mais diggante bi changement amu ci li tax ma indiwaat livre bi moo di lu mel noonu parce que jàngat bi ma ci doon def ak li ma gisoon comme sikk ba léegi loolu moo fi nekk. muy lan sikk yi. mu di maanaam mën nañ ko tuddee yaru nit. nit ki dafa am loo xam ne dañ ko sant. mu war ko doxal digganteem ak ay moromam digganteem ak askan digganteem ak alal boo xam ne dañ ko dénk ak loo xam ne ñëpp ñoo ko moom war nga am taxawaay boo xam ne doo ci yàq dara. boo ci defarul doo ko yàq. fii nag li ëpp moo di lépp lu la jëriñul rek wala lu dul sa yëf da nga ko yàq ci oto yi ci kër yi ci luñ la jox loo xam ne rek du sa loo jëndee sa bopp nañ ko jox. buñ la joxee sax oto boo xam ne yow nguur gi moo la ko jox pour sa liggéey. doo ko toppatoo da nga koy sànni boo jëndalee sa bopp oto da nga koy sàmm di ko raxas di ko taral. maanaam daal alalu buur la ku mu neex def ci voilà mu ngoog comme li ñuy wax la c'est nañ ko wax ci tubaab la c'est le bien. casse tout c'est l'État qui paie. voilà donc yu mel noonu moo indi may jàngat ci téere bi def ko dellusiwaat ko. jàng nag bari na parce que ci fànn yëpp laa ko jële yaakaar ne. xaleel dañ koy tàggat bu mu nekkee ndaw donc comme niñ daan def bu njëkk ci école yi ci kër yi la ñuy tàmbali d'abord après ci école bu màggee maam am par exemple fukki at ak juróom-ñett ñu yóbbu ko quartier. bu demee quartier foofu tam am na beneen tàggat bi donc day continuer bu fekkee sax na ci moom dootu ko bàyyi mais bu saxul tey mu def lii ëllëg mu def lale loolu mooy li nga xam ne. d'accord alors dinañ ñëwaat ci yow si kanam ñu dem ministère teewlu docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1172 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,46%.
Les cas positifs sont répartis comme suit. 59 contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Yoff 1, Diamniadio 1, Fatick 1 et Touba 2. 103 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2544 cas ont été déclarés positifs, dont 1076 guéris, 26 décédés et donc 1441 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale réaffirme son soutien total au personnel de santé et l'encourage à poursuivre la lutte contre la Covid-19 avec le même engagement et la même détermination. Par conséquent, il invite les populations à accompagner les efforts inlassables de ces acteurs de première ligne et les exhorte au respect strict de mesures de prévention collective et individuelle. Asalaamaaleykum askan wi ci bésu tey bii di altine fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 jot nañu résultat yi ci mbas mi ñuy wax Covid-19 fii ci Sénégal ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom benn fukk ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak juróom-ñeent mooy li nga xam ne moom la ñuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñ bërëbu liggéeyukaay yi ñoo leen di topp te di leen di saytu juróom ci ñoom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi leen di fekk ci diiwaan yi benn ca Grand Yoff benn sa Diamniadio benn sa Fatick ñaar ca Touba téeméer ak ñett ñi nga xam ne feebar nañu te doon ci lalu hôpital yi bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak benn cas grave nag la ñu am tey ñi nga xamante ne ñu ngi ci bërëbu sawetaas yi ci hôpital yi ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lali hôpital yi ci bésu tey bii seen yaram mi ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko 2 mars ba léegi li nga xamante ne ci la mbas mi dugg fii ci Sénégal ñu ngi toll ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ñi nga xamante ne ñoo am doomu jàngoro ji ci yooyu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn wër nañu ñaar fukk ak juróom benn génn nañu àddina ci ñi nga xamante ne fi mu nekk ñu ngi leen di jox traitement bi ci lalu hôpital yi ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di dooleel fajkat yi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci l'hôpital yi ci centre de santé ak ñëpp ñi nga xamante ñu ngi leen di jàppaleel pour mun a daaneel mbas mi ñuy wax Covid-19 mu ngi leen di gën a dooleel di leen di ñaan ñu gën a jàpp ci loolu mu ngi wax tamit askan wi ne bu ñu gisee li nga xamante ne moom la waa kër docteur di def ak ñëpp ñu leen di jàppale nañu gën a ñoom tamit jàpp ci li ñuy wax prévention individuelle et collective maanaam mooy lépp loo xamante ne def nañu ko wala ñu ànd def ko ngir mbas mi génn Sénégal ba faw maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. jërëjëf ñu doon teewlu docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci li nga xamante ne moo di point bés bi ñu ñëw rek dellusiwaat si ñu gan ni ma ko doon waxee sànq ñu gis ne livre bi naam nee nga situation bi dina mais balaa ñu ciy yegsiwaat ñu ñëw ci li nga xamante ne wax na ko ci bés bi am nañu lim boo xam ni xëy na mosuñu ko dégg bi ñu tàmbaleeg léegi ci ñi boo xamante ne ñoo wér di 103 amit ay cas grave yoo xam ne mi ngi yokk 11. waaye ba tey mel na ni feebar bi mu ngi continuer di law ci réew mi noo gisee li nga xamante ne nii mooy situation bés bi. waaw comme ni mu ko waxee léegi li bi itam loolu la méngool parce que ñàkk topp santaane ñi nga xam ne ñooy faj. mooy indi cas yu bari. parce que digle bi buñ ko toppee rek comme yoon wi suñ ci jaaree dina amaana peut-être dañu am ay cas mais du yokku nii léegi ni mu yokku nii c'est que. ñu ci bari bu jëkk gëmuñu feebar bi. wala ñu ne duma dal wala ñu am ne yaakaar ne am nañ benn kiiraay boo xam ne am nañ ko bu du dal fii wala dal fa loolu aussi xam nga du lu yenu maana c'est-à-dire feebar bu mel ni gi nga xam ne àddina wërngal képp la daj
kenn warul wax ne du ma dal te ngay doomu aadama donc li gën daal moo di comme ni ko ministère bi santaane ñu sàmmanteeg digle yi ak tere yi di ko def suñu kemtalaay kattan te lépp lu digle pour ki parce que ni mu mel nii dafa mel ne dafay dem kanam. te loolu aussi te amuñu maanaam garab boo xam ne. dina ko faj wala mu te comme vaccin bu tere. ñu am fa bi wala lu koy wéral loolu yëpp amuñu ko donc li ñu gën def daal moo de ñu sàmmante ak digle yi ak tere yi ñu koy topp. mais lu waral yow si yow sénégalais yi di comporté woon noonu amuñu. moom prise de conscience bi. justement loolu aussi ma bind naa ko ci mooy discipline la ñu amul. Sénégalais yaakaar ne lu ko neex na war na ko def buñ ko teree or dañuy wax mais démocratie du lu la neex nga def. liberté aussi du lu la neex nga def lépp lu doomu aadama di def mu safaanoo ak njëriñu beneen doomu aadama waru ko def or fii duñu nag li ëpp solo moo di nit ki li mu bëgg rek li mu bëgg defe ne loolu war na ko def kenn mënu ko tere. Parce que ñi nga xam ne dañu tegg yoon di def par exemple lépp lu neex wala li ñu teree ñu koy def li ñu leen digal duñ ko def ñooñu bu ñu yegsee fii am nañ ci part de responsabilité. te comme bu fekkoon ne yow rek lay dal mën nañ ko mais daf lay dal sa mbokk dal melam et tout ça li ngay wàlle fan na boo ko xoolee rek baaxul donc attitude boobule dama yaakaar ne ni ngi lié aussi ci problème bi ma bind fii maanaam citoyenneté discipline ak ordre. réew bu ne. moom la ñu amul te doole réew mi ngi aju ci loolu. bu ñu booloo nekk benn comme loxo yi nii ñu nekk benn jëmandoo benn xàccandoo dóorandoo dañuy am doole mais bu ñu séparante nii ku ne jëm fi nga jëm c'est un serpent à plusieurs têtes comme man ku ne da ngay xëcc fu la neex ku ne nga xëcc ma doole du am. aussi njëriñ bi ñuy séntu ci li ñuy bëgg a def duñ ko am. mais discipline boobu ngay wax yaa ngi ko doon wax tamit ci biir livre bi muy exemple Chine nga xamante ne chaque fois bu ñuy wax wàllu discipline ak nañu tabaxee seen réew fa ñu jaar dañ leen di citer souvent en référence ba tey ci feebar bi tamit ñu ngi wax encore discipline Chine boobu nga xamante ne am nañ ko ci taxawaay ba seen i cas wàññeeku lu bëri ñun bañ ci tollee ba léegi di ko wax. di xeex xanaa nag xeex bi am na xëy na tuuti luñ ci jële wala boobu ba léegi dafa mel ni ñiy waxal dañoo tëx. waaw dañoo arrivé xam nga bu ñu arrivé rek moo di que li ngay fi nga jëm yegg nga fa ñun dañuy yeggul parce que lu ñu bay rek am lu ko yàq donc duñu jëm kanam. maanaam nga bëgg di tabax wala di gas boo gasee ñeneen ñëw suul ko xam nga pax du fa am. waaw fi nga jëm aussi doo fa gaaw a yegg te loolu njëriñu ñëpp la. buñ ne nañ sàmm ak dara ñëpp sàmm ko. dañuy avancer fi ñu jëm daañ fa yegg et réew yi am doole du lu ñu bari bu ñu nekkul benn du ñu mën dara. oui damay jël exemple Chine 1 milliard et quelque la ci doomu aadama mais nii lañ def li ñu santaane ñu def ko dañ koy def ñoo fi ëpp mais gis nga ni ñu fajee feebar bi. benn kër li am. ñu def ko quarantaine mu tàqali ko ak réew mi yëpp kenn du dugg kenn du génn ñu def ko ci diir bu gàtt mais li ñu santaane nag ku ko deful yoon day dal sa kaw mais fii nag yoon yi dañ dul dal ci kaw kenn parce que boo dalee ci kaw ñu soow ñu dal ci kii li nga mais début bi ñu commencé lu mel ni couvre-feu bi par exemple ñenn ñi nga xamante ne xëy na daan fekk na leen ci wala yat dal na seen kaw ñu si bëri dañoo kaas. oui bon wax naa ko ci benn émission c'est-à-dire bu fekkee ne dañu santaane dara nga xam ne du njëriñu ki la ko sant du njëriñu keneen njëriñu mbooloo mi yëpp la. nga teggi ko war nañ teg daan ci sa kaw ak koo mënti doon nag mais suñu réew nag moom moo di loolu daan yi ak yar yi. dafa am ñu ko sàkkal ak ñu ko sàkkalul. mais yar bi bu ñuy xal yoon wala ñuy def loi xamaguñ ci ku muy dal loolu moo tax bu dalee ci yow dañ la ko teg. alors bu ñu ñëwee ba tey ci situation actuelle bi dañoo wàññi li nga xamante ne mooy tar bi ñu taraloon yenn mesures yi. te yaa ngi wax sànq ni nit yi jëfewuñu ak loolu. ndax tey kon xel la ci wàññi mesures yooyu. waruñu ko woon wàññi waruñu ko woon bu fekkente ne biñ koy jël. xam na lu tax ñu jël ko résultat ba yegguñu fa waruñu ko wàññi surtout ndaje mbooloo yi te foofu la wàll bi di ëppee waruñu ko wàññi jumaa yi wala jàkk yi ñuy tijji du yoon
du yoon benn diine santaanewul loo xam ne boo ko defee daf lay wàll wala mu wàll sa morom. te mesures yi ñu ko jëlee dafa mel ni daal dafa xaw jaxasoo wala nit yi bi ñu koy jël. pression bi ñu wax ne moo tegoon voilà ci pression bi ànduñu ak seen sago mais pression nag njiit du pression ñuy ëpp mën na ko def mais du pression rek une partie. te boo xoolee ni mu demee du Sénégal yépp ñoo àndee ci ubbite bi. waaw te élèves yi di ñëw encore day gën a compliqué loolu yëpp ay mesures la ay des risques yoo xam ne war nañu seet bu baax a baax li ñuy def ba ñu bañ indi jéye boo xam ne li ñu doon sàkku wala li ñu doon wut duñ ko am duñ ko yegg mu même gën a jéggi dayoo. mu ñëwaat ci téere bi su ma jumul page 132 yaa ngi joxe exemple président Ould Taya bu Mauritanie woon nga xamante ne na mu doxalee woon ci 1989. waaw ci ak Sénégal diggante Mauritanie ak lii. ci wet ga wax nga it exemple Hitler. moom it na mu fësaloon naan race aryenne yi ñooy ñi nga xam ne ñooy xeet bi gën. ba am nu mu doon doxalee. waaye ci njàngat li ba tey da nga ne. président yi nga xamante ne ñoo nekk ci yenn état yi dañoo war a fexe wala yëpp sax bàyyi xel bu baax li nga xamante ne mooy ñiy gérer li nga xam dafa laal ethnie laal race wala laal diine te diine boobu moom nga wax léegi. dafa nekk loo xam ne dafa sensible est-ce que dina yomb tey ñoo nga xamante ne ñoom am nañ taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci réew mi tey nga bëgg a xëy rek daal ni ne man nii rek laay doxale waaw xam nga suñu réew mi dafa xaw a compliqué. te kilifa diine yi dañu am cër bu ñu leen jox boo xam ne meluñu comme catholique yi. bu fekkee suñu diine bi ni ñu toll musulman ñu ne 95% dañu ànd nekk benn téere la ñu jëlee li ñuy def yépp mu di alxuraan di l'islam benn la duti mais Sénégal ay l'islam la am parce que sëriñ bu ne presque da nga am yoon boo xam ne da nga ko sàkkal tiré ko ci l'islam dañuy dem ba yàgg xamatuloo ban l'islam lañ tiré te am na ci ñun ay jullit yoo xam ne dootuñu topp benn sëriñ wala benn ki dañuy seet lii xam ne moom la yàlla wax mu di yàlla ak yonent bi ñooñu ñaar lay xam ne kenn mënu leen teggi nga teg ci alxuraan ak topp sa diine mais fii boo gisee sëriñ yi ni ñuy doxale dañu teggi loolu ba ay maamaki ay maamaati maam wala yooyu la ñuy wax. mais force boobu tamit lu leen ko may. voilà mais loolu nag il faut nga jàkkaarloo parce que ci li ñu fekkee. le président Mamadou Dia bi mu fi nekkee am na yu mel noonu daf ko xeexoon mais xeex dëgg la ko def te loo xam ne daf ko parce que jullit la comme ñeneen ñi. mais am na loo xam ne bu ñu ko doxalee noonu duñu réew mi du jëm kanam mais dafa amoon courage. boobu mu am nag moom la ñi ko topp yépp amuñu dañuy parloo wala ñu féete benn truc te li ñuy def bëgguñu jiyoloo ak diine mais même kilifa diine bi buy def loo xam ne du njëriñu askan wi yow mi fi askan wi teg war nga leen tere loolu. waaw kooku mooy yoon mais malheureusement loolu duñ ko def parce que yoon wi benn la kenn waru ko jàdd. ku ko jàdd war nañ teg ci yow teg bon c'est l'islam mais suñu defoon ni ñu war def ngir l'islam rek. du am xaajaloo mais c'est que yoon yi noo bari ku ne da nga am ak sa yoon te boo bëggee satisfaire plusieurs personnes comme ni ma ko wax léegi rek maanaam plusieurs têtes. kii di xëcc fii kii di xëcc fii nga bëgg a satisfaire on est dans cette situation. mais historiquement état yàgg na di ànd ak kilifa diine yi. ci waaw xam nga loolu aussi toujours ñu ko wax gis nga état ak diine bu ñu lënkali ko rek. dina am ku bàyyi sa cër mais bu ñu parallèle ku ne da ngay dox seen loolu la ñu war def les deux doivent être parallèles mais waruñu lënkali ko wala ñuy demalante pour satisfaire kii wala satisfaire parce que bu ñu ko defee sëriñ bi dina waxal état bi loo xam ne du yoon parce que newul ci diine état bi itam diine ji dina bëgg dara mu defal ko fekk jaarul ci yoon parce que dañ koy wax mais république la ñu nekk république diine ak état dañu war tàqali ko comme ni wax parallèle ku ne nga dox sa yoon mën ngeen nag di jëfalante mais kenn du topp moroom ma ci loo xam ne du yoon wala yoon tracé ko parce que ñoom ñaar ñëpp ku ne da nga am yoon état dafa am yoon diine dafa am yoon
ku ne boo toppee sa yoon te bu jamono jotee ba ngeen war a séqante wala état di dimbalee diine mën na nekk mais diine bi itam bu état bay defee loo xam ne du loolu mais ne ko du loolu. mais na topp yoonam état topp yoonam. mu bañ a am jaxasoo. voilà bu ñu ko defee rek c'est-à-dire que jàmm ne ñooy et puis ñu mën a kii mais li am léegi nii jaxasoo la boo xam ne xaw ma kañ lay dañ mais il faut que ñu am kilifa diine yoo xam ne comme ñu meññ ñi fi nekk léegi ñi leen meññ. daawuñu toppatoo loolu. diine rek. moo leen yitte loolu toppatu woon alal toppuñu woon kii mais léegi aussi je le dis dans le livre mooy xaalis moo indi mbir yu bari nit ñi dañu bëgg xaalis bu yomb. duñu liggéey duñu def dara xaalis lañ bëgg ak nguur ak lu neex kooku nag ci sëriñ si ak état bi yëpp la yem nguur ak xaalis daraja moo tax Sénégal fi mu nekk nii pour mu dem dina métti. ñu ñëwaat ci mesures yi nga xamante ne wax nañ ko wax nga sànq assouplissement bi ne warul woon. waaye bu ñu ñëwee ci ni ñu yoree crise bi foofu it dina am solo ñu taxaw si ndax dañoo taxawal ab fonds. tudd ay milliards am na ñu jagleel li nga xamante ne mooy dund gi dégg nañ tamit coow li yenn saa yi kañ ko dénk loolooy doon problème donc am na yu bëri yoo xamante ne dañ koy gis ci yorenu li nga xamante ne mooy fonds force Covid 19 bi njàngat li nga ci def. waaw loolu itam am na jàngat bu ma fi def ci li ma jëkk a wax moo di que dund boobu nga xam ne dañ ko jagleel ay néew ju doole. dañu waroon seet ñi néew doole. ñi néew doole nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw. waaw ñu jox leen ko façon bi ñu leen koy joxe am na ñaar ni ñu distribuer maanaam dund bi jël oto ñëw ba ci waa ji nga jox ko perte de temps la parce que bu ñu defoon par exemple envoi par Orange Money wala par système électronique doo ci sonn te ki nga koy yónnee dina ko jot parce que carte d'identité am lay jox. moo gën a simple te c'est moins cher waaye defuñu loolu boo jëlee fii ay camion gis nga ni mu amee. am na camion xam ne dañ daanu am na yoo xam ne yeggu fa. boo ñëwee nga bëgg a dugg kur gune nga dugg fa c'est-à-dire que kañ lay yegg or ci bis bi comme Côte d'Ivoire ni def. boo ko yónnee woon Orange Money ki nga koy yónnee dana jot ci saa si la koy jot. te moom ci boppam moo ko jël parce que carte d'identité am lay indi bala muy jël xaalis bi mu gën a simple gën a yomb gën a sûr mais dañu jël beneen méthode boo xam ne loolu mooy sax Sénégal parce que ku ne da nga ciy bëgg a am. waaw ñi ñu tànn pour ñu joxe dund bi mën nañ ko bañ tànnee noonu parce que sama mbokk bi nekk fële ca Fongolemi am na fa boutique fa la dëkk yenn saa yi bu jaaxle boutique bi. moo koy lebal wala mu abal ko kii ba jot xaalis mu ñëw fay ko ñooñu dañu am marchandise di jaay. boo jëlee marchandise mi fii ci Ndakaaru di ko distribuer ci Sénégal ñooñu rey nga leen parce que seen njarte dana wàññeeku xaalis mën a jënd ci ñooñu. voilà seen njarte dana wàññeeku te defuñu ko donc mu ngi noonu yéene bi xëy na baax na mais façon bi ñu koy defee mu baaxul parce que dañuy bëgg faj. wala ñu jëriñ ay nit yoo xam ne dañu leen tànn. loolu aussi du yemale nguur bu ñu la ko dénkee da ngay yemale citoyen yëpp ñoo yem ci benn. léegi citoyen yooyu anañu. voilà citoyen yooyu nag moo di que yenn saa yi dañuy noppi trop ba nga xam ne ñu néew ñooy wax. mais ñu ci ëpp dañ naan man su ma waxee it sama baat duñ ko dégg wala man. sama yoon neew ci wax naa ko ci ji dafa am. ñaari façon citoyen bi nga xam ne yoonam newul ci dara tant que mi ngi lekk di naan lu ñu def baax na bu ko dara daal rek ak citoyen yoo xam ne daañu yitteel bariwuñu mais daañu xeex ne lii amul lii du yoon dama koy xeex dinaa ko dénoncer sama kéemtalaayu kattan. voilà ñaari citoyen yu am dafa fekk nag ñële ñoo xaw a ëpp boo def rek da ngay sonal sa bopp lii jarul wax bàyyil dogalu yàlla la non ñun ñooy dogal du yàlla mooy dogal parce que booy jël di lekk wala ngay togg ceebu jën wala tey yow yaa ko dogalal sa bopp. c'est du yàlla te yàlla bay sa tool nag boo defee loo xam ne daf lay gaañ yàlla sant la ko. jox na la xel jox la njumtukaay yépp pour ngay def lu baax di bàyyi lu bon
di dimbale doomu aadama te bañ gaañ doomu aadama. loolu la ñuy santaane mais nguur yi du ñu def loolu yenn saa yi toujours lu ñuy def rek am na calcul boo xam ne moo ne ca gannaawam loolu mooy tax a doxali. ñaari citoyen la ñu am mais citoyen bi yow bi nga jàpp ni moo war a taxaw jël ay droit am kooku nan la war a mel. kooku nan la war a mel mooy dafa war a d'abord xam moom mooy kan ak cëram ci askan wi parce que citoyen ñoo am pouvoir. souveraineté maanaam ku fi falu rek ñoo la fal citoyen bu xamee ne moom mooy fale ku mu falul doo fal am na benn doxalin boo xam ne kenn du ko teg. oui kenn du ko teg parce que waxtu dina jot boo xam ne dañ koy soxla fii li ñuy def moo di que ñoo xam ne seen yoon newu ci boo leen joxe maanaam junni loo bëgg ñu waxal la ko wala ñu defal. est-ce que dañoo réer. man est-ce que du dañoo réer. waaw mais loolu nag dafa bari ba tey jii kuy wut defar wala tabax réew tabax boo xam ne dafay nekk njëriñu ñi ëpp ci askan wi. parce que unanimité amul maanaam booloo ñëpp bokk ànd loolu yàlla defu ko. toujours dina am mais nañu seet fi mbooloo mi gën a bare ak ni ñu gën a bare lii seen njëriñ ñu def ko alors loolu nag am na citoyen yoo xam ne daañu sàmm loolu. toppatoo ko ba fexe ñu doxal lool bu yenn saa yi nag day gudd wala du ñu bari wala nit ñi comprendre ñu leen. alors bu boobaa nag loolu mooy indi xeex yi nga xam ne day am ñii opposé ñii faruñu mais li gën daal moo di que citoyen bi xam luy droit bu waxtoo jotee mu def ko ki la digal ne dinaa la defal lii jàppal diir bi. bu diir ba matee defu ko bu la waxatee bu ko gëm. daf lay nax rek. donc nga seet keneen parce que ñëpp mënuñu bonandoo amaguñu njiit yi ñu war a am pour ñu doxal réew mi ni mu war doxe ba léegi nii. mais jarul maanaam yokki wala ñu tàyyi ba li ñu jëm wala li ñu bëgg dañ ko defar dañ naan du am. dañuy faral di wax on a que les dirigeants que l'on mérite. non loolu ça dit que tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir donc dafa jotagu rek mais lu jot yomb waaye xeex boobu nag. il faut que ñu koy def mbooloo mi koy def itam ñu dolleeku te bañ yokki mais li am léegi moo di que beneen citoyen boobu nga xam ne yoonam newul ci dara. am na nu muy dimbali ko wala mu dem fële taaba am xaalis ba dund. ñooñu bu ñu gënee bari ëpp làmmiñ lu mel ne seen média yi. dañ leen di jox toujours micro bi ñuy wax joo xam ne pour seen njëriñ rek la yenuwul maana du jëriñ askan. voilà loolu moo di situation bi nga xam ne moom la ñuy vivre il faut que nag nit ñi Sénégal yi am taxawaay. est-ce que tàggat nañu ci loolu éducation à la citoyenne ndax mi ngi am. tàggat boobu nag citoyenneté boobu ci loolu la bokk. te kooku ci ndaw lay commencé buñ ndaw ci kër gi dina tàggat. bala ngay dem boo demee école ñu tàggat la boo demee quartier ñu tàggat la boo demee di liggéey aussi ñu tàggat la fépp foo dem boo xamante ne yoon wii lañ tëral képp ku teggi yoon wi daan war na la am. daan te nag daan bi du am bët day seet jëf ji nga def moom la ñuy daan mais du yow du sa jëmm mais li nga def moo di yoon c'est-à-dire que la loi sanctionne les faits les délits mais pas la personne donc nit ki ak ku mënti doon bu defee loo xam ne du loolu. école boobu ndax mi ngi doxee cëram ba léegi. voilà école bi tam moom la xam nga école dafa am ñaar bu njëkk école publique mais école de la République nga xam ne doomu Sénégal yëpp fa lañ war jaar te ñëpp dañu war jaar ci école bi. pour ñu tàggat leen booba jàng dafa yomb parce que booy jàng si lépp dañ la koy jox fourniture doo fay dara. doo fay dara dañ lay sax neexal pour nga ñëw jàng si dañ daan forcer nit ñi pour ñu jàng si léegi am na loi boo xam ne obligatoirement tous les enfants doivent aller à l'école. mais am na bërëb yu ko amul noonu ni nga ko waxee ci téere fu mel ni Touba. école publique amul. loolu tam xam nga seetlu naa ci ne ñàkk seetlu la te loolu li ma ca moo di que les intellectuels mourides yi nga xam ne ñoo jàng. waxtaan nañu ak sëriñ bi ki nga xam ne moom moo di seen kilifa foofu. parce que doomu aadama bi bu nekkee ndaw yàlla li mu def ci moom kenn xamu ko mën na fa am ay savant ay médecin ay yooyu.
parce que loolu su amul ñun du ñu dund xam nga li ñuy wax ni ñëpp di ko dégg di ko gis ku jàngul doo ko mën jàng yooyu la dafay tax réew mi askan wi am lu mu soxla ci technicien pour réew mi mën jëm kanam bu njëkk booy voyager da ngay dox après nga jël fas. après nga jël saret après nga jël oto léegi nga jël avion loolu yëpp jàng bi moo koy def. parce que jàng école ak diine wala topp sa diine dañu taxali ko du ñu benn mën nga jàng topp sa diine mën nga bañ jàng doo topp sa diine. donc jàng bi daf lay ubbi sa xel permettre et lii diine di doxee nii am na ñoo xam ne dañ demul daara. comme ma jël Youssou Ndour li muy def padam ci këru diine yi li tax bu ñuy jàng mu jox leen micro jox leen télévision mais moom du doomu daara du ndongo daara bu deful woon loolu kan moo koy def. daara yi ak diine ji ni muy joxe ñi leen di dooleel jaaruñu daara du ñu ndongo daara seen alal la ñu am di ko ci def bu baax a baax nag dañuy yóbbu nit màkk di tabax jàkk di dundal ay doomu aadama yoo xam ne xamuñu leen loolu dañ ko war teqale ak wax nit ñi rek nañu jàng di kii nañu def lii et cetera wala duñu kii la xale bu ne nañ ko dugal école. lu yàlla def ci boppam dina ko mën jëriñ réewam parce que ñooñu ñooy jëriñ ëllëg seen réew bu ñu ko deful tàggatuñ leen ci loolu dañuy nekk rek comme ni yelwaan bi ñuy def nii loolu la yelwaan bi ñuy def loolu la na ngay jël rek nga deful ko ci mu nekk ci daara ji xamul ndeyam xamul baayam kenn du ko toppatoo bu feebaree kenn du ko faj loolu xam nga du yoon. benn diine alxuraan waxul loolu doomu aadama yooyu la mais am na ci ñoo xam ne nag seen waajur la mais man du ma jël sama doom ma sànni ko ci daara du ma ko gis du ma ko dégg xaw ma fu mu nekk naan ko yax yi laal laaj. xamoo ban daara la non voilà yax yi laal laaj loolu du diine Sénégal ni mu tuute nii ay milliards de musulmans la ñu am mais ñii daara wala comme ni ñu koy jàngalee fii Sénégal rek la am amul feneen. Sénégal rek la am amul feneen te ni ñu koy defee nii moo tax ñeneen sax dañuy jóge yeneen réew ñëw fii pour yalwaan parce que dund na mais nit ki mën na dund tedd te du jaar noonu diineem aussi jàng bi du ko tere am na ñoo xam ne jaaruñu daara dañu jàng ba ne ar mais kenn gënu la xam seen diine. dañ koy topp nu mu waree ba pare li ñu am ci wërsëg dañ koy jox ay nit loolu loo xam ne dañ ciy teg suñu bët kilifa diine yi nañu seet loolu te bàyyi xale yu ndaw yi ñëpp ñu jàngal leen. mais jot naa par exemple sëñ Mansour Sy Djamil. waaw mais doo moo kii la doomu sëñ la mais dafa jàng. waa kër Cheikh Gaynde Fatma mais doomam yëpp daf leen jàngal ñi ñu ko tuddee ak mu yar leen yëpp daf leen jàngal mais ñooñu est-ce que toppuñu seen diine lan la yàq ci seen topp diine seen diine dara la yàqul au contraire ba pare ñuy jëriñ seen réew kon il faut ñu tàqale daal kii bañ daal jaxase loo xam ne bokkul. ci wetu école bi am na leneen loo wax it muy armée bi ñoom it am nañ ci solo ci tabax citoyen boobu noonu. waaye est-ce que tey nit ñi nangu nañu cër boobu nga xam ne ñoom am nañ ko ci mën a tabax waaye it di faral di dem foofu sax di servir sa nation. waaw armée bi bu demee ni mu war demee dañuy tàggat armée parce que boo amee xale bu léej toll ci fukki at ak juróom benn ak juróom ñaar nga yóbbu ko quartier bu fa duggee ba génn dafay yaru parce que bu ñëwee li ñu koy jëkk def dañ koy wat di ko tàggat defloo ko loo xam ne lépp lu mu doon bañ presque dañ ko defloo ba mu nangu ko bu fa génnee moom ci boppam day daal di nekk nit koo xam ne nit ku mbant la xam na àddina xam na lu baax xam na lu bon te armée bi njëriñ bi moo di que dina la permettre nga am métier. waaw métier boo xam ne da ngay toog ci armée wala métier boo xam ne boo génnee mën nga nekk chauffeur mën nga nekk menuisier mën nga nekk maçon mën nga nekk leneen parce que duñu leen tàggat rek noonu. bàyyi dem dégg nga donc loolu lu am solo te armée moo ko mën def te doo fay. beneen njëriñu armée bi moo di que am na fi entreprise yoo xam ne dañ leen di jël ñu defaral la ay pont defaral la tunnel wala beneen tabax te armée dañ fay jàngale loolu maanaam génie
loolu moo di seen métier. am na liggéey yoo xam ne comme armée yu mel ne suñu bos guerre ñu defuñu dara donc soldats yi lan la ñuy def ci quartier yi bu ñu xëyee suba lan la ñuy def. ñu mel noonu tey mënoon nga am na yu bari yu ñuy def fii yoo xam ne amuñu ay yoon tali ñu def ko armée. ñu boole leen ñu defar ko ba mu ne boy daañ leen fay loo xam ne dina tax ñu mën a am seen rek mais duñ ko fay comme bu doon benn entreprise privée koo xam ne day ñëw taaba comme ni ñuy def les cités kër yi dañ koy tabax boo xam ne ci gis nii la waaye boo fa dëkkee avant 10 ans yëpp yàqu parce que kenn du ko toppatoo. oui voilà mais kuy tabaxal askanam war na sàmm ne liñ ko dénk mu def ko ba mu mucc ayib. alors li nga wax lii ci contexte bi ñu nekk loolu lañ ci mën a jël comme ñàngat parce que dafa mel ni organisation bi mu ngi fii école la ngi fii armée ngi fii même su fekkee école bi am na peut-être ay insuffisance ak ñoom seen wax nga cellule familiale bi donc bëri na loo xamante ne war nañ ci mën a sukkandiku pour tey génn ci li nga xamante ne moom lañ nekk mais est-ce que jamono ji ñu ngi ciy bàyyi xel ne loolu mu ngi fi ka war nañ ci mën a jëlee njëriñ. waaye moom lay wax xam nga dañu dem ak vitesse il faut ñu dellu si. maanaam les fondamentaux comme ñu wax base bi nga xam ne moom moo lal booy tabax tey looy mën ci tabax da ngay def fondation moo di xale yi. fa ñu tàmbalee nga leen di yar ci jëriñ d'abord seen réew ci bañ a jël loo xam ne moomuloo ko buñ la sante liggéey nga def ko ba mu rafet booy liggéey nga liggéey ba liñ lay fay nga mérité ko. bañ def ay tappale yoo xam ne noo amee xaalis mu yomb rek da nga koy def loolu baaxul or loolu moo am donc il faut que ñu revenir ci éducation citoyenne nit ñi il faut que ñu tàggal leen am na ñoo xam ne ndaw lañu mën leen kii am ñooñu yàqaguñu. man nga leen jëmbat am na ñoo xam ne comme ni nga ko dañu dërkiis ay mag lañu mais ñooñu il faut nga teg yoon ci seen kaw buñ jàddee yoon dañ leen teg ci yoon loi bi am na lu mu wax parce que ñi nga xam ne dañuy détourner xaalis boo xam ne di leen ko dénk. waaw dara du leen ci fekk muy di impunité yoon lañ doxal mais buñ doxalee yoon am na loo xam ne kenn par exemple ma jël chinois yi boo jëlee xaalis doo ko jëriñoo corruption doo ko jëriñoo. lu mel noonu la waaye loo xam ne da nga koy def dara du la ci fekk nga sàcc dara du la fekk am koo xam ne moo la làq. dafa am maqaama wala muy sëriñ wala muy benn ku ne ci nguur gi ñu taaba duñ la teg comme prison yi ñu ndaw ñoo fa nekk loo xam ne li ñu sàcc mutul sax million sàcc yu mag yaa ngi ci voilà mais ñi sàcc ay milliards du ñu dem sax kaso ba duñ fa sax xanda loolu ak fu ñu ko mën du ci diine du ci àddina du ci dara du yoon te li tax loolu muy am c'est parce que dañu jaaralewul nit ñi ci yoon. dañ leen tegul ci yoon. yoon yi am na fi ku ne boo defee loo xam ne baaxul am na yoon àtte na ko ba mu def la ko nañ ko teg ku ne li yoon àtte ci yow boo defee loo xam ne noonu na nga ko dee. école bi may wax moo di que comme ni ñu ko defee léegi école publique dañ ko sàggane. waaw kenn toppatootu ko kenn dematu fa léegi école privée yi nga xam ne dañu comme on dit UP parce que ils ont tout mais loolu ñu def noonu c'est que ñoom dañ tàggat école privée dañ ca def alal def ci lu baax ba école bi nit ñëpp bëgg ko. bu ñu ko defoon ci école publique nga xam ne nation bi yëpp moo ko moom mais état du ko def dafa décourager délaisser école bi ba nga xam ne waajur yi. dootuñu yóbbu seen école ci école publique ñiy jàngale duñ fa jàngale wala lu leen neex la ñuy jàngal. amatul contrôle bi nga xam ne tey da nga defee ne benn banc ñetti élèves nekk ci nan la ñuy bindee classe boo xam ne 90 élèves ñoo fa nekk maître bi ay li yow mënu leen jàngal parce que mënul xool seen cahier ñoom ñëpp. bis bu ne corriger ko def li def la leen amatul école bi ñi nga xam ne ñoo koy toppatoo muy ay inspecteur ak ñooñu nga xam ne ñooy sàmm. maanaam école bi nu muy doxee ak ñi ciy jàngale ak yooyu yëpp amatul am na mais dafa doyul école yi ñoom fi mu nekk nii loolu dañu waroon ñi leen di tàggat ak ñiy sàmm ñiy tàggat xale yi dañu waroon bari ba képp ku def loo xamee du noonu ñu jël la
ñi nga xam aussi dañuy jàngalee ci école publique yi bu leen neexee ñu dem ci privé bi bàyyi école publique. te dañ leen di fay fii fay leen fële. loolu yëpp ay li yëwoon ñëpp ci teg seen bët mais nguur gi moom moo war atte loolu jël ay dogal jël ay matuwaayam sanctionné ñi nga xam ne ñi ngi def loolu te nag matal école bi nga xam ne askan wi yëpp moo ko moom kooku boobu école moo jiitu. mooy priorité ci lañ ñeneen ñi dañuy wut xaalis école privée lañ def nañ lépp li war ci seen école comme léegi ñi di foofu la ñuy dem et bu njëkk école publique mooy prioritaire c'était la meilleure école les enseignements étaient meilleurs là-bas. léegi dañ koy daw. léegi dañ koy daw. parce que bu njëkk il faut que yow doo admis ñu yóbbu la privé maanaam nullards yi ñoo daan dem privé les meilleurs c'était dans l'école publique. Maintenant les lycées la même chose on triche pour comment dire pour être admis à l'entrée en sixième au BEPC au baccalauréat licence partout c'est la tricherie c'est pas normal la tricherie te du sanctionné ban at depuis je ne sais pas combien de temps baccalauréat am te amul fuite. oui. ñi mu def yëpp gisuma ci kenn koo xam ne tëj nañ ko kaso wala ñu sanctionné et tout ça là ça passe on repasse chaque année loolu yu mel noonu mooy tax nag yoon daal wala loi buñ ko sàkkee am na lu tax ñu sàkk ko ki ko def te jaarul yoon. loi bi dafa war dal ci kawam moom lay wax impunité et tant que loolu dañul ku ne lu la neex ngay def. ñu ngi ci société boo xamante ne aussi citoyen bi pour mu revendiquer li nga xamante ne ni mooy li ko war mooy ni mu tal ko tamit parce que dafa am ay inégalité sociale am na si ñoo xamante ne nii xëy na fa ñu nekk yenn yi du agsi si ñoom dëkk bi am nu mu tëddee kooku bu xëyee ndax du tal boppam balaa muy lijjanti na nation wala société bi di doxee. waaw loolu nga wax bu dee xeex ajuwul ci loolu. fii dañuy tàmm di xeex dañ leen di tëj. voilà xeex ajuwul ci loolu c'est-à-dire nag sacrifice la booy xeex badoolo dina ñàkk di xeex. li ma lay wax nii démb la gënoon metti tey pour lekk pour naan pour liggéey même pour def politique nii xam nga tey maa ngi nii di wax fii ci rajo bi ñëpp di ma dégg ak télévision bi bu njëkk mun la ko woon. oui. bu njëkk bu ñu lay jàpp fajar le police di ñëw sa kër jàpp la bu ñu yeewoo kenn du la gis bu ñu lay yóbbu kaso ba kenn du xam ndax yaa nga kaso wala foo nekk du rajo du télévision du dara mais tey yomb na parce que boo waxee mën nga wax booy xeex nga am maanaam lu la soxal wala loo xam ne da nga ko bëgg a dénoncer. mën nga jël journaliste wala nga dem benn rajo nga wax ko mu yegg téere bi. waaw bi muy génn 2012 Maître Wade daf ko interdire bu njëkk ba daf ko interdire te boobu temps man la Mody Niang Latif Coulibaly ak ñeneen ñu bari seen téere yëpp dañ ne du génn pour liñ ci wax donc xeex aajuwul ci nga tedd wala nga tëj c'est-à-dire boo saxee nekkee ci ay jafe-jafe ak ci nga war a xeex pour génn ci li nga nekk. égalité sociale inégalité sociale moo bari te loolu aussi mi ngi aju ci kenn xeexul loolu parce que comme ni wax citoyen bi am na ko xam ne bu amee li mu tedd même mi ngi tëdd mais mbokkam mi ngi nekk ci ay jafe-jafe. mu war a xeex moom mën na xeex kële xëy na munul parce que du ñëpp ñoo mën a xeex moo tax ñii man ñooy xeexal askan wi ak ñi ëpp. jërëjëf voilà. merci beaucoup Mandiaye Guèye waxtaan wi am na solo lool la problématique de la citoyenneté au Sénégal nouvelle édition revue et corrigée mooy bi nga wax naa nañ ko génnewaat ndax gis ne ba léegi c'est d'actualité amoon nañu yéene gën a yaatal waaye waxtu bi dab nañu ñu lay gërëm bu baax di remercier également téléspectateurs yi ñu dellusiwaat 13h incha allah ci xibaar yi jaa ngeen jëf yenu leen jàmm ak suñu programme.